pédiatrie bokk na ci la ñu fas yéene waxtaanee léegi professeur mooy affection digestive wala maladie digestive ci tout tànk tey boo ko doon tënk ci ki lay seetaan te xamut lan mooy maladie digestive. waaw bala ma wax ci maladie digestive maa ngi leen di remercier et puis di remercier au nom de la Société sénégalaise de pédiatrie boo xam ni thème congrès mu ren bi mooy maladie digestive comme ni nga ko waxee léegi maladie digestive mooy feebar boo xam ni day jàpp butit yi maanaam day jàpp butit yi mun na nekk loo xam ni dafa am doomu jàngoro buy gaañ butit bi wala loo xam ni ci fonctionnement butit yi la nekk donc loolu ci lii gën a sonal xale yi la jàgg nañu dégg mbirum biir buy daw loolu ci maladie digestive la bokk te xam nañu ci lii gën a yóbbu bakkanu xale yi la bokk. Très bien professeur tey Sénégal bu ñuy wax maladie digestive mooy jàpp butit yan lañ ci gën a nemmeeku Sénégal fii yan ñoo fi gën a sonal gune yi. waaw Sénégal ñëpp a ko xam mooy jaare bi biir buy daw te léegi biir buy daw xam nañu dafa am benn doomu jàngoro bu koy joxe mooy rotavirus mais en dehors de ça am na aussi yeneen cause comme ay problème hygiène yeeg yooyu le fait que bañ a lekk lu set wala di utiliser ndox bu setul wala xale bu ndaw nga koy jox lekk boo xam ni waru ko lekk yooyu yëpp ci ay cause la. D'accord voilà. D'accord professeur damay dégg léeg-léeg ñu sax ñu naan diarrhée aiguë mu mel ni kon jafe-jafe yi mën a indi bari na ndax yaa ngi naan biir buy daw bokk na ci jàngoro yooyu di jàpp butit te bu fekkee ni dañoo tënku ci gëstu yi gune yi nga xam ne seeni at dafa toll ci juróom wala mu yées ko maanaam ñooñu naan moins de 5 ans mooy ñetteelu ndeete fii ci Sénégal. waaw loolu ko xam nañ ko ci statistique yëpp dans le monde comme au niveau surtout si suñu pays yi nga xam ni dañoo am ay moyens yoo xam ni mëtul xam nañu mbirum jaare bi mooy biir buy daw bi mooy 3e cause décès mooy li gën ñetteelu cause bi yóbbu bakkanu xale yi la après feebaru xale yi door di juddu ak feebaru saqat yi te je pense que mënuñu régler problème xale yi te toppatoo ñu mbir yooyu ñetti mbir yooyu moo tax ñun chaque fois suñu def congrès dañu jël benn problème boo xam ni problème de santé publique la ci problème yooyu problème digestif ci la bokk. D'accord à part biir buy daw boobu na xam na beneen itam bu sonal gune yi fii ci réew mi. waaw à part biir bu nag waxoon naa ko léegi mooy problème mu saqat yi ñu gën ci taxawaat waaw ñu gën ci taxawaat parce que daaw même suñu congrès wu daaw mbirum feebaru saqat yooyu la ñuy wax mooy infection respiratoire aiguë parce que xam nañu mooy 2e cause u décès wu xale yi mais li gën a rey xale yi mooy feebaru xale bi door di juddu mooy affection néonatale yi te xam nañu dañuy am ay feebar ay doomu jàngoro yu leen di infecté comme infection yi wala ñu juddu respirer wuñu wala ñu am yenn problème mu prématuré juddu te matuñu loolu daf leen di rey te xam nañu jéego yi ñuy def yëpp ci wàññi ñàkk bakkanu xale yi looloo ko gën a tardeel parce que xam nañu dafa xaw a metti te dafa xaw a complexe day laal yaay ji laal xale bi laal environnement bi xale bi di juddoo ak fi ñu koy toppatoo. sànq yaa ngi junj ci sa biir wax prévention bi ndax mën nañoo gën a taxawaat ci prévention bi naka la ñuy def. waaw suñu jëlee maladie digestive je pense que fi mu ne nii prévention moo ñu gën a moom lañu war a gën a fay daal parce que xam nañu am na ay jumtuwaay yoo xam ni yomb na am loolu yomb na dérouler yi nga xam ne dinañu permettre ñu xaw ko éviter maa ngi commencé ci xale bu muy juddu xam nga le fait que rek ñu commencé nampal xale bi mettre ko au sein précocement di ko nampal ba 6 mois loolu ci stratégie yi gën a aar biir buy daw la koo xam nañ ko parce que weenu yaay dafay indi ay anticorps yoo xam ne daf koy protéger tey weenu yaay dañu naan meew boo xam ne c'est prêt à l'emploi amul manipulation soo jëlee lait artificiel meew yi ñuy jaay ci bitig yi toujours day am manipulation day indi ay jommu jàngoro kooku ci mooy première mesure boo xam ni moom moo gën a teel boo xam ne mën nañ ko jël deuxième mesure bi mooy suñuy diversifier suñuy def li ñu naan sevrage di dugal yeneen aliments lekk yooyu ci xale war nañ ko commencer qu'à partir de 6 mois te dafa am nu ñu koy doxalee su fekkee defal nuñ ko comme ni ñu ko war a defee xale mun na am ay jaare moo tax ñuy insisté yëpp ci bonne pratique wu sevrage. D'accord. beneen bi aussi mooy hygiène dans une famille pour xaw a muccal xale yi ci feebaru jaare yi il faut nga koy jox lekk bu set di veiller ci hygiène am te hygiène am day dépendre ci hygiène famille bi parce que sooy jox xale te yow raxasoo say loxo ak yooyu amoo une hygiène corporelle parfois da nga koy jox ay doomu jàngoro wala muy lekk aussi lekk boo xam ne dafa set beneen bi également ci aar bi toujours
xam nañu comme ni ma ko waxoon léegi que diarrhée aiguë benn doomu jàngoro moo koy joxe bu ñu naan rotavirus. te tey gis nañu jéego yi ñu ci def ci suñu programme élargi de vaccination ba nga xam ni autorités yi disponibiliser nañu benn vaccin bu ñu naan vaccin contre le rotavirus. boo xam ni mooy aar ci diarrhée yooyu. mais liñ ci séntu mooy que ñu defal ko xale yépp pour mun leen aar mooy couverture vaccinale bi. su disponible su fekkee am nañ ko te amuñu benn couverture vaccinale boo xam ni dafa large du ñu am effet bi ñu soxla. donc aar bi moom defe naa def nañ ci jéego yu bëri te am na ay jumtuwaay yoo xam ne disponible la. mais il faut que ñu mettre ko en œuvre. d'accord professeur beneen ponk itam bu weesoo prévention bi muy prise en charge bi lu am solo la. waaw prise en charge bi c'est important. prévention bi c'est la première des choses c'est fagaru moo gën faju mais su fekkee xale bi dem na ba am diarrhée li muy risqué mooy mu am déshydratation surtout te loolu dafay yóbbu bakkanam ou bien mu am dénutrition day dem ba nga xam ne dafay yàmp parce que diarrhée bi su traîner xale bi day dem ba nga xam day dénutrir xam nañu yàmp ci liy gën a rey xale yi la bokk léegi am na ay jumtuwaay yoo xam ni dañ koy diglaate niveau communautaire ba ci niveau de référence c'est-à-dire yaay joo xam ne dafa am doomam boo xam dafa am diarrhée waru arrêté di ko nàmpal dafa war a continuer di ko nàmpal parce que loolu apport additionnel bu ndox la boole ci souvent am na ay solutés yu ñu leen di jox ñu naan soluté de réhydratation par voie orale léegi kooku ci niveau famille le niveau communautaire maintenant niveau communautaire kooku mooy éviter que xale bi gaaw a am déshydratation boo xam ne dafa sévère mais su fekkee yaay ji gis na ni loolu muy def xale baa ngi commencé di lappax di loof mais dafa war di lompoñ comme ni nga ko waxee dafa war a dem ci structure de santé bi ko war a gën a jege parce que foofu dina fekk ñoo xam ni c'est du personnel qualifié boo xam ni dañuy évaluer xool est-ce que xale bi war nañu continuer li ñu doon def réhydratation par voie orale parce que OMS ak UNICEF jox nañu ay jumtuwaay ci boor boobu ay sel de réhydratation ak zinc su fekkee ñoom évaluer nañu que ñoom mënuñu yem ci loolu ñoom tamit mën nañu seet beneen structure de santé mën nañu dem ba nga xam ni sax dañ leen di yónnee soit Abbas na wala Albert Royer ñu defal leen ay piqûres ay perfusion loolu naan réhydratation par voie veineuse. d'accord mais professeur doguma la mais prise en charge bi bu ñu duggee ci gox yu fasantikoo yi c'est vrai que yaa ngi naan jumtukaay peut-être am na ñoo xamante ne si li ngay wax nii àggul ci ñoom sax itam jotul ñu gën a defaraat toogaay bi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jàppale ñi ci wàllu wér-gu-yaram ba prise en charge bi di mën a gaaw ndax léeg-léeg du sax doon fautu wayjur bi mais fañ koy fajee foofee lay amee ay yeex-yeex waaw xam nga li nga wax dafa important parce que en réalité ñi gën a faatu mooy ñu nekk ci zone rurale yi. effectivement parce que amuñu accès ci structure de santé wala accès wuñ ci loolu ñooñu non seulement dañu war a am accès ci sensibilisation beeg yooyu mais aussi il faut que ñu am ay possibilités yoo xam ne daf leen di permettre ñu atteindre structure de santé mais je pense que soo xoolee suñu politique de santé bi am na une politique de santé communautaire boo xam ni dañuy former ñoo xam ni ñi naan ne agents de santé communautaire wala des relais communautaires ñoo xam ne dañu leen di capacité ba nga xam ni dañuy xam lépp nu ñuy traiter réhydratation ak yooyu dañuy xam seen limite xam ni suñu eggee ba fii war nañ ko yóbbu ci structure de santé accompagner ko je pense que loolu approche bu holistique la boo xam ni ministère de la santé doxal na ko fii ci ñu ngi koy dawal voilà d'accord professeur tey fii ak ay waxtu yu néew rek maanaam fii ak ñetti waxtu di ngeen tàmbali loolu mooy seen ndaje mu am solo boobu mooy bi juróom-ñaareelu yoon ngeen jàpp ko ëllëg muy 12 ak ginnaaw ëllëg di 13 fukki fan ak ñett waxtaan yi wax nga ko affection digestive la mais itam di ngeen ci waxtaan du jëm ci wàllum ñàkku ak yu ni mel kon mu mel ni tamit ñetti fan yi thème yi dina bari loolu jëmale gone yi waaw dina bëri loolu donc suñu congrès bi tey lay commencer parce que ñu ngi commencer ay ateliers yoo xam ni dañuy former ay sages-femmes ak ay infirmières ci yenn kii prise en charge yi comme ay réanimation ni ñuy toppatoo xale buy door di juddu diabète ak ay problèmes digestifs yi mais am nañu thème bu principal bi mooy affection digestive yi mais dañu am ay sous-thèmes ci sous-thèmes yooyu aussi ay thèmes yoo xam ni santé publique lay touché mooy néonatologie vaccination voilà ak nutrition gi xam nga yooyu yu important la moo tax chaque année dañ koy dugalaat parce que duñ ci doy ne mukk te chaque année dafa am ay connaissances yu bees moo tax dañ koy dellu si toujours très bien professeur ñu sant la gërëm la maa ngi sant bàyyi la nga dem waajal congrès bu am solo boobu merci jaajëf encore jaajëf ñu ngi leen di remercier mu ngoog professeur Ousmane Ndiaye lay wuyoo may fàttali ne moo doonoon ganuk xibaar yi